présidente pare ngeen vote contre administratif bi lan lañ mën a jàpp. pare nañu vote compte administratif bi li ñu jàpp ci biir boo gisee ni man génn naa te pare wuñu conseil municipal bi parce que maanaam day déglu ña nga xamante ni dañuy wax la ko arrangé ñun nag askan wi moo ñu yëkkati kon dañuy wax ci kaddu askan wi parce que fii ñu toog teguñu fi suñu bopp askan bi moo ñu fi andi kon dañ leen a war a représenter purement et dignement te comme gis nañu li ko arrangé moom la bëgg a dégg fii maanaam te la nga xamante ni mooy yoon nanguwul ko fi wax kon on préfère ñu quitter génne salle bi moo ma fi génne ak les autres collègues conseillers génn nañ d'autant plus maa ngi bindu ci 4e position mu ni daf may jox 2e position ma ne ko bàyyil ba 4e position bi mu ni damay jox 2 parce que xam na ni la muy dégg arrangé wu ko te le sous-préfet mi ngi toog lépp fa la ko fekk. voilà c'est le nouveau sous-préfet. bari na fi la nga xamante ni yoon la parce que dañu koy laaj 80 millions yi ci Covid 19 bi 80 millions yi moo yëngal mbir mi te 80 millions yi nga xamante ni dafa ni dépensé na ko ci Covid 19 bi comme ñun dañuy voté tey. di def virement de crédit kon war nañoo wan fan la ko génnee ba mën a am 80 millions yi mu dépensé te boo xoolee ak budget yi ñu voté amul fenn foo xamante ne war nañ fa mën a dajale génne 80 millions yoo xamante ne moom war na ko mën dépassé 80 millions yi ñu koy laaj jusqu'à présent mënuñu leeral 80 millions yi fan la ko génne ak fan la ko dépensé. ñàkk leeral moo tax ma génn sama yeneen collègue conseil yi dañoo génn. léegi lan ngeen fas yéene def. à l'heure actuelle 10 lañu ñi nga xamante ni voté wuñu compte administratif bi. cadre boycott li ñu def mooy wax li ñu war a wax la prochaine fois dañuy taxawaat wax li ñu war a wax parce que du ñun askan bi la kon askan bu la jiitalee fal la teg la ci place da nga ko war a défendre dignement mais pas intérêt crypto personnel mbala di ko xaar ña mu may ay parcelles ñu koy xalamal parce que xalamal ko nag andi wuñu fii ci conseil municipal bi parce que dañoo gëm ni dañuy dem liggéeyi la ñuy liggéey moo ñuy jariñ. conseil yoo xamante leen a wër ci guddi gi ba am kii majorité mécanique am ñoo bëgg ñu ko imposer nous disons non loolu moo tax ñu liñ fi tax a jóg amul kenn koo xam ne am na intérêt personnel bu muy def amuñu benn problème mais ce qu'on dit mooy li muy def du yoon du dëgg di bëgg na ko jaaral ci majorité boobu ñun on dit non bàyyi boobu askan wi dégg ñu bu ñu meree nañ ñu mere ci kii suñu yoon li nga xam ne mooy dëgg moom la ñuy def donc on ne votera pas ça. duñ ko voté yi nekk ci biir am nañ des ci biir mais duñ ko voté parce que dafa jaarul yoon parce que virement de crédit boo xamante ne c'est déjà utilisé yi nga li muy wax nii utilisé na ko bu yàgg pour am prétexte wan ni utilisé du ko moo tax muy def virement de crédit bi virement de crédit bi dugal na ko bu yàgg moom lañ ko wax mu wax ñu fan la ko dugale ci Covid bi les 80 millions là nee na waxi politique la du waxi politique il a dit devant tout le monde yéen seen médias yi wax na ko fi waxaat ko fi donc c'est am ngeen vidéo yi da ngeen koy génne du waxi politique donc loolu moo tax ñu ni ñun feeg waxuñu 80 millions yi fan la ko génne duñu fi des ci salle bi am nañu des nag ñoom lañ fay xaar xam nañ ko nañ toog voter mais ils vont sortir boo leen introduire même chose la ñuy wax donc wër nañ ci guddi gi am ba am seen majorité ñoo bëgg ñu ko imposer nous disons non toujours nag fu ñu oo nañ ko wax di des la lu bëri nag le combat ça reste beaucoup mu ngi suñu kanam nañ toog ak yéen nañ wax ak yéen ci affaire bi parce que xaalis na gu ñu bay pare waaw loolu rek laa amoon lu may wax tey merci beaucoup. waaw tey dañ ñëwoon ci réunion conseil municipal bu Bambilor malheureusement ñu posé ay questions yoo xam ne dañ doon laaj ay tontu waaye tontu yi ñu doon xaar jotuñu ko laaj nañ maire 80 millions yi mu décaissé bi feebar bi taxawee fan la jaar ba décaissé ko parce que validé wuñu ko amul réunion conseil municipal amul réunion bureau municipal kenn autorisé wu ko la dépense nan la fexe ba génn 80 millions ñoom ay ñoñam nee nañ 59 millions la te ñu ngi koy jëlee rubrique dépenses diverses ci budget bi nga xam ne bu primitif bi ñu voté pour 2019 amul fenn fu dépenses diverses yeggee ba 59 millions donc nañu wax fan la ko def ba génn ko question boobu bañ ko posé tontu ci nee na li loi bi moo ko permettre mu décaisser mais nañu wax nan la ko décaisser c'est une question technique qu'on a posée apporter ñu une réponse technique ñu ne ko marché Bambilor yaa ngi wër naan R+1 nga koy def te fi mu nekk nii yaa ngi ko inauguré ba pare te loi bi li mu wax sur les marchés publics boo xësee ba réception provisoire nga def ko ci marché
mënatoo wëlbatu ko à moins que nga def avenant wala boog nga lancé waat beneen marché door a mën a yëkkatiwaat ci kaw. ma ne ko loolu indil ñu si ay réponses concrètes mu ne ñu ngi xool nan lañ koy dugalaat si budget bi mais loolu ay caaxaan la un marché global nan nga ko mën a éclater noonu code des marchés publics daf ko tere donc foofu it indiwuñu lu leer ba pare mu ne ñu defal ko benn virement qui lui permet de continuer encore si nébuleuse yi mu nekk ma ne ko man sama responsabilité mayuma li nga jot a def ma posé si ay questions tontu woo ma lu leer ma lay valider waat ay virement yoo xam ne doo ma ci tontuwaat lu leer. virement yooyu ci lan la jëm. virement yi daf ne dañuy xool nu ñuy jëlee si ay lignes budgétaires dugal ko si dispensaire construction dispensaire truc et cetera mais dispensaires yooyu ñuy wax ne dañ koy defar mais commencé nañ fondation yi donc li mu bëgg ñun ñu valider ko moom valider na ko boppam ba pare. valider na ko boppam ba pare ba commencé di exécuter ba pare muy demander conseil municipal pour mu entériner ko moom li mu def ba pare mais loolu amul sens. génn bi ñu génn c'est aussi simple parce que ñun suñuy responsabilité mayuñu ñu toog ci biir foo xam ne laaj nañ ay question tontuñu ñu war a dugalaat ñu ci leneen loo xam ne daf ñuy indil ay problème moo tax ñun ñu décider génn salle bi nag du tee ñoom li ñu bëgg def ñu def ko parce que majorité mécanique la ñu yor ñu nangu ñoom dañ koy voté ñu bañ a nangu dañ koy voté parce que ñoom ay heures lañ yor fi ñu leen maire di xool loo boppam la ñuy xool te ñun nag kenn moomuñu population yi ñoo ñu fi teg moo tax li ñu xalaat la ñuy wax. waaw fi mu nekk nii war nañu am réunion tey jii incha allah bu ñu toogee rencontre ba toog ba réunion ba pare daañu xool beneen tànk boo xam ne moom la ñuy teg waaye tànk bu ñu mën a teg parce que juróomi at a ngi ñu ngi koy wax tànk bu ñu mën a teg intérêt rek mooy population yi ñu delloo leen li ñu moom looloo tax ñuy xeex. jërëjëf jërë ngeen jëf.